salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu ki nga xam ni mooy Pape Abdou Fall mi taxawal bés bi di ko ci ñaanal mu am ci ndam di lancer rek benn appel saison bi door na combat yaa ngi am waaye fa tubaar fa kàlla combat bi bokk na ci yaakaar yi nga xam ni mën na tax làmb gën a suqaliku kon na ci ñëpp jàpp ñëpp ànd ci liggéey di nuyu ñëpp ñuy jël nuyoo bi di ko teg ci loxo koo xam ni sunu kilifa la ne ci jotaay bi olof yi dañuy faral di wax ni sa naaru góor soo bëggee mu naat doo ko dénk sa xarit waaye danga koy dénk xaritu naaru góor lambit suñu bëggee mu naat nun ko dénk koo xam ni kàddu nooram dina méngoog jëfu nawetam kon le président Bassirou Babou suma nijaay maa ngi lay nuyu di la jox sa cër ak sa wàccuwaay mbokk yi bu loolu weesoo may ndokkeel ñaari champion yi nga xam ni ñoo war a daje muy Siteu muy Papa Sow ñoom ñaar kenn mësu ca yàq làmb papa ginnaaw ma la joxee sa cër ak sa wàccuwaay li waral tey Fass ñu jëlee la fa bokk na sa féete ak mbëru Parcelles olof yi dañuy wax ni ragal féete day xañe wërsëg ñu bëggoon xam contact bi yi nga xam ne yaa ngi koy pare combat bi ndax yaa ngi ciy liggéey ak mbëru Parcelles yi for nañ ci wewu nag it Papa Sow dafa war a taxawal lu bees muy écurie ñu bëggoon xam loolu ndax am na ak it bu fekkente ni pare na ak fii ak combat bi di ñëw le 5 avril ndax it bëgg a defar say këyit bëgg am staff ak ñu liggéeyal du nekk loo xam ne pression la Siteu it ñu lay jox sa cër ak sa wàccuwaay di la nuyu di wax ni Siteu mbër mu mag la mbër moo xam ne fi mu yegg ci làmb jomam ak jàmbaaram moo ko fa indi waaye Siteu fi mu ne tey muy Lansar mu bokk ci champion yi nga xam ni ñooy yaakaaru écurie ba ne ci loxol sunu ndijaay Max Mbargane moo am loolu expérience su làmb ñu gis Siteu ak combat ak ki nga xam ni mooy Sa Thiès gis Siteu combat ak ki nga xamante ni mooy Gouye Gui jom gi ñëw na jàmbaar gi ñëw na fit ba ñëw na ak bëre ba waaye ci njeexital ga làmb daan ak daanu la ñu bëgg a xam ci loolu ban expérience nga ciy tiré par rapport ak sa combat ki nga xam ni mooy Papa Sow ak fan lañ la ci mën a xaar mbokk yi ñoo ngi jéggul jërëjëf. merci Papa Alioune kàddu yi rafet na d'abord papa nga tontu ci laaju Papa Alioune. waaw merci Papa Alioune man vrai Fass dañ maa dàq ci ànd ak waa Parcelles yi xanaa am na ñoo xam ne dañ leen war a yóbbu monument jël ay pneu jënd essence dugal ci taal leen xanaa non dama ne man booy dañ ma dàq ci ànd ak waa Parcelles ndax man kenn mënu ma tere ànd ak waa Parcelles laa dëkk mais xam naa fu may yem kenn ku ne te ànduma ak ñoom ngir koom dama ànd ak ñoom ngir cër ak respect mais ñi nga xamante ne xaalis moo tax ñuy ànd ak mbër xanaa boobaa ñoom da leen yóbbu monument place de l'Obélisque jënd essence jël ay pneu dugal leen ci taal leen ah non comme ñan def après xool leen rek waa yéen ren ay fii ay nan ñu baal ma ay mala dajewun fi ay nit yu amay xel di xalaat mu leen fi daje man ànd ak waa Parcelles dama ànd ak ñoom àndu mag ak raq wax naa ko Abbas Ndoye keroog ci réunion bi ma ne ko président mu ne ma waaw ma ne ko Ada Fass am combat ñëw sa kër ne la père jàppale ma looy def mu ne ma dinaa ko jàppale ma ne ko loolu ma dal Parcelles ku ci am combat di nga ma seet si gannaaw am naa combat su ma amee sama poos ma jox la su ma amee suma xalaat ma dooli la daal may dégg ni mu dalee Abbas Ndoye dal keneen noonu la ma dalee dama nekk ci kër bërëb boo xamante ne nii dañ ma fay jiital bokk ma fa kenn écrit mais dañ ma ciy jiital te cër yàllaa koy joxe xale yi bu la juboo du ma ci rejeté kenn ku ñëw dama lay téye boole la sama bopp man def ma ko ngir dërëm def ma ko ngir dara dama ko def te yàlla rek tax samay raq dañ ku mu si mën a conseil dama lay conseil lu ma am leneen lu ma ci dama ko ciy def mais utuma ci dërëm ñi ci ut dërëm na leen war a ñooñu leen war a punir pour dire vrai. merci beaucoup ñu jàll ci Siteu mu ne bëre nga ak Sa Thiès bëre ak Gouye Gui ban expérience nga tiré ci ñaari défaite yooyu pour mun ci maanaam am profit sa diggante ak Papa Sow ban jàngat nga def ci ñaari défaite yooyu. waaw li ma ci wax mooy jàng naa ci expérience bu bëri yokku na ma tamit lu bëri si làmb tax na tamit ma xam lu bëri mais nag man nekkuma mbër moo xam ne dama ñëw si làmb ñu daan ma man dama jógee si combat man ak Sa Thiès am ci défaite ndax dama manqué expérience mu jógee sama combat boobu jëmaat si beneen combat ci la am victoire man ak Zos sama combat man ak Gouye Gui dama bëgg nit ñi di si bàyyi xel tey nit ñi ñoo ngi làmb ñoo ngi wax làmb dafa am crise
kon man xanaa su ma bëri woon kon làmb day dee ndax làmb jooju bu leen fàtte sama bopp 4 heures lañ toj sama bopp 4 heures lañ toj sama bopp buñ tojee sama bopp dama sacrifié wu ne du loolu pour sauver làmb pour làmb am paawo pour làmb am njariñ dem bëre te bëre bi lépp maa ko def mais ndam yëru na ko dama doon niir mais lépp dama ko def ngir làmb te pourtant ñi fa nekkoon nekk ay nitu làmb xam nañ ne sama bopp dafa toj ñi fa nekkoon nekkaloon CNG xam nañ sama bopp dafa toj Pa Abdou Fall bi moo tëjoon combat bi te ñu bari xam nañ sama bopp dafa toj mais kii na lañu doo bëri mais dama sauver làmb làmb jooju maa def lépp maa bëre mën nañ seen si man ndam ba nu muy jeexee kon awma lu ma ci wax lu dul sant si yàlla félicité ki ma daanoon loolu rek laay wax mais dama bëgg chaque jour ñuy xool nit lan mooy njariñam ak lan mooy tànkam jaajëf. merci Siteu. Fatma Dia info Rewmi. Fatma Dia info Rewmi. Enfin une dame. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar man ñaari question rek laa amoon mais dama koy séddale muy Siteu ak Papa Sow mooy dama gis ni yéen ñaar ñëpp seen dernière sortie yëpp da ngeen koo perte est-ce que combat bi nekkul pour dernière chance pour ngeen mën a accéder ci kaw merci muy Siteu ak Papa Sow. merci leer na jóge ci défaite yéen ñaar ñëpp jëlaat combat alors ndax bu ngeen raté examen bi du yàq seen progression ci làmb. micro Papa Sow. oui allez-y. waaw làmb moom mbër moo gis rek day uti ci ndam ngay ut kuy génn sa kër it ndam la tax a jóg mais yàlla mooy joxe ndam plan de carrière bu rafet nag ñëpp bëgg nañ ko ku sañoon yaay jiitu ci mbër yëpp ku sañoon yaay nekk roi des arènes mais nag yàlla noppi na li ñu mën rek moo ñu sabablu góorgóorlu ñaan yàlla may ndam may ñu ndam loolu lañ ci mën mais yàlla mooy joxe ndam keneen joxewul ndam asalaam. Siteu. waaw di ñaan yàlla may ma doon rek te loolu laa ñaan yàlla waaw. merci beaucoup sama gars yi affaire bi xaw na low de ah. Thierno Dieng Kéwel Thierno Dieng Kéwel. acca salaamaaleykum assistance bi ñu ngi nuyu ñëpp leen ziar ñaari question benn Papa Sow benn Siteu Papa Sow dañuy gis si diggante ki nga xam te mooy Modou Lo lien bi ngeen am ñu gis nga jëm ci combat boo xam te ne bii ndax Siteu ndax Papa Sow ki nga xam te ne bii mooy Modou Lo ban position la fa seen taxaw sa diggante ki nga xam ne mooy Siteu ndax ku ne xam ne Siteu am na loo xam te ne moo ko lié diggante ak Modou Lo ndax xam da lay jàppale wala day def élément neutre wala day wax que le meilleur gagne comme yow ni nga ko waxee woon sa diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux Siteu dañuy gis saa boo amee combat boo xam te ne bii moo lay relancé ci biir VIP da nga koy perdre te yaa ngi bëre koo xam te ne bii ku doy waar mi Papa Sow te tamit da nga am loo xam te ni da nga ko yor si supporter Siteu da nga lay préparé combat boobu ak ki nga xam te mooy Papa Sow jërë ngeen jëf. waaw Thierno xanaa loolu damay profité rek ndax nag nit moom doo ko wax luul ci kawam combat bi muy waa Diamaguène muy waa Parcelles moo bëgg ñu li jël moo teg ko fay libéré ko te xam ne Modou moom ak naa féex ak du fii jaaj fee combat bi da cee neutre waxu ci yéeyu ci yàbbu ci loolu laa bëgg ñëpp xam nag dama koy waxal Siteu di ko waxal Papa Sow Modou Lo yoonam nekkul ci combat bi. Siteu. ci lan. mu ne daal dafa mel ni que saa yoo amee examen bu la war a yóbbu ci VIP yi da nga koy lajj te Papa Sow mbër bu dangereux la naka nga waajale combat bi ak lu mu la jaral ci wàllu pour nga am ndam. waaw xam nga ñaari question lañu boole moo tax ma ne la ci lan ndax même question bu mu laaj Papa moom la ma laaj. mën nga wax ci boobu tamit. waaw mais li ma ciy wax mooy
man Modou yoonam nekkul ci combat bi te Papa Sow ak Modou Lo ñoom ñaar ñoo dëkk te dañoo sekk relation boo xamante ne loolu yàlla moo ko def Modou Lo relation bu ñu xamante yàlla moo ko def Modou lu ñu gisante ci àdduna ak li ko nit ñi di wax matul ñeenti yoon mais famille moo jaar foofu te gis nga gor munoo wax ci nit lu baax suba nga waxaat ci moom leneen su yàggee sax yow dañ lay sikk gis ngeen man sama njàmbaar laa yor ci sama gëm-gëm laa yor Modou bu jàppalee kii da ko war a jàppale bu ko jàppalewul da ko war a jàppale mais man sama combat man ak papa moo ma intéressé beneen question boobu wax mooy maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla may ma ci ndam aw ma ci benn tiituwaay aw ma ci lenn wàññiwul dara ci sama njàmbaar yàlla laay séntu ndam te maa ngi ko koy ñaan jaajëf. ci liggéey bi la rek ayca ñu jàll ci beneen laaj Thierno Dieng jàll na pël bu rafet Bawol TV pël bu naas doo ñëw. asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku teew ci salle bi di nuyu Pape Abdou Fall rawatina ñaari mbër yi nga xamante ne ñoo tax ñu teew fii tey sama première question ci Papa Sow la Papa Sow ñu gis ne saa booy bëre rek masse bi ngay indi mooy li nga toll rek noonu ngay toll en plus ngay bëre ak ki nga xamante ne njool la muy Siteu bu loolu weesoo ñu dugg ci li nga xamante ne mooy écurie Fass ngay bëre ak Siteu le 5 avril incha allah bi ngay bëre ak Ama Baldé dañ la woon problème encadrement la woon bii ñu ne dàq nañ la kon maanaam pression ngay bëre yow Papa Sow est-ce que yaa ngi bàyyi sa xel bu baax ci loolu moo ñëw ci ki nga xamante ne mooy Siteu ngay dajeex ki nga xamante ne mooy Papa Sow mu nekk ndaama fi mu toll rek lay toll Papa Sow day song day mboot day jaar ci flanc yi mbaa yaa ngi bàyyi sa xel ci loolu en plus ndax say supporters pare nga pour waxtaan ak ñoom ci non violence bi ba li la daloon ci sa contour ak guy gi dootu la dal merci beaucoup. merci pël bu nice pël bu rafet laaj bu rafet pël bu rafet laaj na laaj bu rafet kan Babacar Diagne ban voilà ñu bàyyi papa déjà mu tontu ci question bi nee na gis nañu à chaque fois daal booy bëree presque même masse bi ngay indi ci combat bi parfois nag nga yokk ba jaaxal gars yi tamit mais aussi le 5 avril nga war a bëree te à chaque fois encadrement Fass ñoo la doon encadré tey jii nga war a nekk ci yeneen loxo ndax loolu yëpp du nekk pression te mbër bi ngay bëreel aussi njool la. waaw mbër bi may bëreel wax dëgg yàlla champion la mbër waada la prouvé mu laa sànq waaj ma ne ko mbër mu def 1m90 ak lu topp def bërigo kooku mbër nga tool nga ni mbër mar nga ni mbër bon ñun nag suñu taay rek la ñuy joué bu ñu waree bëri ku diis suñu waree yokk suñu poids ñu yokk ko bu ñu waree bëri ko xamante ne daf moom boppam ñu wàññi suñu poids ñu wàññi ko loolu la rek quoi. Siteu mu ne papa ndaama loolu luy song di mboot di jaar ci flanc yi loolu yëpp ndax sóoraale nga ko ci combat bi le nga war a bëre ak moom ba war a naka nga koy préparer daal en quelque sorte. wax naa njool yëgul ndaama rek. njool yëgul ndaama Siteu man ndaama laa demee ndaama yëgul njool de bàyyi ma quoi. waaw loolu moom dëgg la waaye njool yëgul ndaama man ne njool moom yëgul ndaama. ndool daal faalewul ndaama. waaw jërëjëf loolu leer na ay ca waxtaan baa ngi bëgg a neex après pël bu rafet ñu jox Bour Gueweul. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel xanaa rek balaa ñoo tàmbale kàddu yi ñu jaale Bour Gueweul bu XFM di ñaan yàlla muy buur xare ko aljana fi barakat Cheikhul Khadim waaye di jaale it wulli ndax gaañu ñëpp tey demoon nañu ba reefaan dem jaale ju ko waajuram bu góor Siteu
Siteu ñu di la jaale Fodé Dramé nga tukki sa gannaaw sa meilleur xarit génn àdduna loolu yàlla rek ko sañ waaye dañu ñaan yàlla Cheikhul Khadim teeru ko xanaa rek ma am ñetti laaj yoo xam ni benn bi taalibe Cheikh na moo ko moom le grand promoteur Pape Fall beneen bi Papa Sow moo ko moom beneen bi Siteu waaye di ndokkee le doyen Mamour Ibra Kane ci groupe E-Media événement bu njëkk bi mu njëkk dugal loxoom ci làmb yàlla na leen ci yàlla defal ndam lu jéggi seen njort ndam loo xam ne dootuñu ko fàtte bi layu bi diine Papa Sow ñu ci bari ñu ngi dugg ci problème mu Fass xëy na des fois ñu bëgg a boucler le débat te ni mu tombee la sa combat ak Ama Baldé Papa Baldé amoon na doole liggéey na ko physiquement il était prêt mais même ba ci biir stade bi bu dee daan nga saan Papa Sow da ngay xam ni bés bi tey am na lu ko manqué wala am na peut-être que lu muy bëreewaat maanaam lu muy bëreewaale psychologiquement nga jóge ci défaite tey war a jàkkaarloowaat ak Siteu du sax may chance mais Papa bu ci jëlee waatee défaite est-ce que waa Fass du ñu la yey muy benn est-ce que du ñu la yey beneen bi mooy sama question bi ma jëmale ci Siteu combat yu ci bëri yaa ko daan jaay à travers ta communication gis nañu tey situation bii di xeeñ ni moo amoon sa diggante ak Zos mooy respect beeg raayante beeg des fois dafay xaw a am fu mu yóbbu làmb ji dégg nañ fi àllu paaya dégg nañ fi Zos doo 100 francs waaye tey ba tey Siteu dafa mel ni ku xaw a ruus Papa Sow Siteu jóge nga ci défaite galaat ci victoire ba noppi amaat défaite mais est-ce que jël nga en conscience ki ngay bëreel mbër mu rude la mbër moom expérience te mbër mu mën a bëri la Siteu bu ci amaatee défaite nu muy demee Pape Abdou Fall ne nga làmb ji billettage bi wax nga ci mooy kenn du jaay billet ci stade ba est-ce que Pape Abdou Fall dafa nar a duggaat ci système pay-per-view bi ànd ci ak waa groupe E-Media te souvent foofu amateurs yi wala ñi jot a jënd seen i pass yëpp chaque jour seen i désagrément lañ ciy wax est-ce que tey bu dee pare nga pour def ko yow waa groupe E-Media est-ce que jël ngeen les dispositions yi nécessaires jërë ngeen jëf. comprendre maa mën nga kii wala ma revenir comprendre dama ni Papa Sow sa combat ak Ama Baldé ku xam mbër keroog xam ne indi nga doole entraîné nga mais psychologiquement làmb jooju ku xam ne bu la xoolee xam ne nekkuloo est-ce que dafa amoon ay manquement yu am sa diggante ak waa Fass jamono boobu est-ce que bu fekkee situation boobu moo nar a amaat sa diggante ak Siteu et puis nga jóge ci défaite contre Ama bu la défaite de la tête ci combat bi donc mbër yu ndaw yi foog ñu yëg te di nga leen may chance. waaw man ma xool nee na est-ce que boo ci amee défaite waa Fass du ñu la yey du ñu sotti seen i bëñ di la rey. mais man ku ma xam bi man duggee ci làmb ba léegi saa yi may ñëw làmb dama indi état de forme bi mu war a indi wax dëgg yàlla mais ndam nag yàllaa koy joxe li ñuy wax chaque jour rek kenn amul njàmbaaru ut ndam jox ko sa bopp kenn amul leneen yàlla mooy may ndam yàlla nañu yàlla may ndam loolu laa ma ci wax. waaw dégg naa lu mu wax xam nga ñoom dañuy jaawee ku ruus nit ak ko jox ci cër kii rusuma ko dama ko jox cër ndax moom moo yaayoo cër moom moo yaayoo cër suma combat ma nag moom nag ku yaakaar ne rusel moo ci nekk wala leneen moo ci nekk yaa ngi nax sa bopp kii dinañ bëre ba àdduna ñëpp xam ne bëri nañ lépp lu ñu war a def dinañ ko def combat bi yaakaar naa ba mu waree taxaw yàgg na du dëgg kii bokk na si mbëri mu njëkk a bëgg si sama xol nit wax si sa mbaaxu waaye yàqul dara si sa mbaax kii yàqaluma sama yoon dara mais combat bi man dama ko daw ba sonn mais dama gëm ne xaalisu làmb yi xaalisu combat bi moom yoonam nekku ci moom Papa sopp moo ko ci dugal ndax du mën ak moom ndax dama ko bëgg dama am si moom cofeel
man dama jàppoon ñeneen laa war a bëri mosuma xalaat dinaa bëri moom ndax dafa jiitu si sama xol loolu la am lu may wax. waaw cofeel googu ak jiitu gi mu jiitu sa xol ndax bu ñu tëjee barrière yi loolu du la empêcher nga jiite ngaas wala boog nga indi safara. waaw moom laa lay wax naa la ko nee naa la ruus ak cër dafa wute kii moo yeyoo cër dama bëgg nga dégg li may wax. moo yeyoo cër moom moo def lu tax xale bu war a ñëw da ko war a jox kii ku ko joxul cër xamoo sa bopp kii lu mu def si làmb ak fu mu jaar ku ko joxul cër xamoo sa bopp mais dama la bëgg a wax ne kii xaalisu làmb bi maanaam yoonam nekku si sopp moo ko ci dugal. papa looy tontu ci loolu nee na sob rek moo la dugal ci làmb ji de waaye bu ñu tëjee barrière yi beneen affaire lay doon ruuseel géeg yëpp da koy bàyyi fële ca dëkkam ñëw jàkkaarloog yow. dëgg la moom Siteu mbër bu neex a bëgg la moom laa la wax sànq bi mu toogulee ma ne Siteu mbër bu neex a bëgg la moom laa la wax sànq bi nga toogulee li ma ngi daan bàkku naan boo bàkkoo mu neex boo bëree mu neex ah mu dafa nekk ci moom mbër dafa nekk ci moom waaye dama koy jox tuuti ay kii laa koy jox rek mu xalaat bés yu mel nii ñaari mbëri joxante cër mooy mbëri nar a dóorante ba gaañante li ma fekkee bokk ñaari mbëri yoo xamante ni saa yu demee nii moom mooy kuy dem na nga Siteu yokkal sa condition physique yokkal sa xeex yokkal sa bëre te xam ni combat bi du yomb léegi mu neex de daa war a neex non xam nga face à face xam nga dafa lan la ñu war a xam kii bi nag moom dafa gudd sa face à face dañuy nuyu fii pour jàkkaarloo journaliste yi ñu laaj ñuy tontu dafa gudd face à face dara neexagul Pape Abdou Fall ne xam na ne bisam ñu ko mën a jaay mooy mbër yi man sama combat mosul yomb ba ma dalee bëri ba léegi man bi muy dugg si làmb man bravo lañ la war di wax man damay ñëw si làmb ñu bëri ay comédien lañ ma jàppe woon ndax boobu matu na 60 kilos man mosul ma séntu ne damaa bëgg a toll ni mbër mi wala mbër mi chaque jour su ma xëyee dama ci nekk lu ma yàlla jox ci entraînement damay jël mais dafa am lu nit ñi war a xam mais gis na ñun dañuy dundal làmb ñun dundal nga ñu làmb kese de dañuy dundal làmb te kii mbër la te wallaahi dina xam ne mbër la jàkkaaroo de papa mbër la kii ku ne doon mbër rek yow da nga xamul sax sa bopp kii li ma lay wax dama doon toog si néeg man ak ki lay tëgal Jili Seck kooku du sama géwél kooku man ak moom bokk nañ si njëkk a bëgg jëmm ji ma koy woowee Ousa moom boobu ñoo ngi liggéey téer ci marché Diamaguène di nuyu Moussa Fall ci marché Diamaguène mais doomu aadama gis nga xam nga ñun lu ñu manqué si làmb suñu espoir lu ñu manqué mais dañoo war a wax li nga xamante ni foofu la nit jóge journaliste bi dugg si làmb da nga war a xool mbir boo wax nga xool fan la jóge ak fan la jaar Papa nii yaa ngi limal ay victoire am ay 20 victoire ñu koy tudd victoire si làmb bariwul mais tey boo ko laajee journaliste question kan ak kan la daan duñ la ko wax kon nañ ko dem wéru ci ko xam kan la waxal ko mbaaxam waxal ko champion mais kii nii man ak moom suñu làmb bu ci nit séntu violence man ku ma wokk dama lay xuri ba nga dagg man mais kii nekkul nit ki wokk doomu aadama kii làmb ko indi te man du ma toon doomu aadama kii dañuy bëree dañuy neexal dañuy def bu ci doomu aadama séntu lu ñaaw lu dul làmb du neex te bu ci doomu aadama séntu benn wax boo xam ne xalaat ne wax bu ñaaw la wala leneen man samay terme da ngay déglu commencement ba fin du ma mës a dépassé doomu aadama te du ma mës a wax loo xamante day yàq mais nag damay neexal làmb ñi ndax ay millions lañ ma fay kon dama ko yombal. leer na jërëjëf Siteu ayca Modou Anta arène bi non Pape oui une seconde Pape Abdou sur le pay-per-view. damay rebondir rek juste ci li Siteu conclure yéen ñi teew fii yëpp umpale woon leen làmb ji ay millions lañ ci fay maison de presse yi nga xam ni ñoo leen yabal fii ci ay millions la ñuy dund ñeneen ñi yor seeni site bopp da ngeen a yaakaar am ci ay millions mais pourquoi pas les promoteurs je veux dire par là dama leen wax ni leen ni
à l'entame de mes propos que ni làmb ji may organiser ci Siteu ak Papa Sow gratis bi tey la te tey la yem gratis bi tey la woon mooy point de presse bi te tey lay yem leneen li ci des yépp yéen a ngi nii di ma déglu et je prends l'assistance à témoin ku ma jàppale jarul nga may laaj accréditation maa la koy send directly ku ma jàppalewul na nga tëdd sa kër jënd pay-per-view seetaan ko ku ko mënul daggal bii ñëw ci stade bi leer na salaamaaleykum leer na nañ Modou Anta arène bi donc nga ñëw samp sa laaj. salaamaaleykum maa leen di siyaar mbooloo mi di siyaar ñëpp di siyaar Pape Abdou Fall di siyaar Papa Sow di siyaar Siteu am naa question pour Papa Sow ak pour Siteu ak pour CNG bi ak pour Pape Abdou Fall sama première question Siteu la taalibe Bamba Siteu Baye Fall maa lay siyaar bu baax dama gis ne 2011 le 7 novembre Papa Sow bi muy bëri ak Tonnerre bokkan nga ci ñi bëriwoon combat préliminaire ndax boobu sa xel nekkoon na ci di nga dem ba bëri ak Papa Sow 2011 bi ngay bëri ak Tonnerre ci combat bu rëy boobu ndax bàyyi woon nga xel kane Siteu mi ngi woon ci combat préliminaire yi di bëri ndax bàyyi woon nga ko xel bu baax a baax beneen bi Pape Abdou Fall maa lay siyaar bu baax a baax dañu gis ne làmb yu mag chaque instant stade porte yi dañ koy yéex a ubbi te loolu ñëpp jooy nañ ko ndax làmb ji Sénégal yëpp koy xaar ndax moo fi combat bu mag ñu lay ñaan bu boobaa ñaan sax laay wax man 1 heure fekk la nga ubbi porte bi CNG bi tamit li may am question pour ñoom mooy que arène nationale bu fekkee ne Pape Abdou Fall mën na ko tontu tamit wala ku leen fi teewal arène nationale ba gis nañ ne cumikaay yi dafa jegeñe te kenn ku ne xam na tarkindaa yi ak seenam mbooloo macha allah kenn ku ne xam na le piment de Fass ak 100% parcelle bi ndax bu boobaa cumikaay bu jegeñee leneen mënu faa am li xewoon ci diggante guy gi ak Siteu ñaanaluñ ko kenn jaajëf merci Siteu mu ne 2011 bi papa di bëre ak Tonnerre yaa ngi doon bëre préliminaire ndax booba sa xel dajoon na ni di ngeen musa daje bay bëre tey jii grand combat bu toll nii. waaw combat boobu yaakaar naa ne bëre naa ko 2 combats de su ma juumul combat boobu man maa bëri 2e combat xam nga 3e combat mais mosuma foog si àdduna ne dinañ daje man ak moom mosuma ko foog lu dëgg rek moo neex yàlla ndax man si sama waaw garabu ci loolu lay fekkante te man si sama yoon rek lay topp mais mbër daal mbër la boo xamante ne yàgg naa gëm ci moom am na qualité yu bëri comme li ma wax sànq expérience moom nga ëpp te yàgg naa xool te yaakaar naa ne ki lay xool di jàng si yow chaque jour waaw kooku moom waaw. ayca papa. bi ngay bëree ak Tonnerre moom mi ngi bëri ci préliminaire yi ndax bàyyi woon nga xel ni xale bi dina mës a màgg ba dab la. waaw loolu def naa le 9 novembre 2010 la woon su ma jumulee. juróom man moom laa jël di Siteu mais nag bàyyiwut woon xel mais maa ngi bàyyi si moom xel muy bëreeg Mame Balla bu gàtt bi waaw ci laa ne mën na nekk mbër dama gis mu am lu mu utiliser loo xamante nii loolu rek mën na ko def champion ci laa xam ne kii mën na nekk mbër. Pape Abdou sur les dispositions pratiques ci wàllu teel a ubbi bunt bi ak affaire cumukaay yeeg lu ni mel. première disposition yi mooy lan à droite s'il vous plaît ñu ngi doon liggéey mu nice mu rafet nee naa leen toujours li ngeen di ji waa làmb ak mbër yi di leen ko seet tuuti waay dañ leen defar mu rafet bon boobu mooy en passant quoi par rapport ak disposition stade bi ne vous en faites pas hein Abdou Fall moom buy organiser 10 heures insha allahu rabbi ñun fas yéene nañ ubbi suñu ay bunt arène nationale la parce que gëm nañu ni lamb Papa Sow Siteu ku fa midi fekkul insha allahu rabbi doo am place loolu leer na ma donc dinañu jël matuwaay yépp par rapport aussi ak question wu
tarkindaa yi fii la ñuy toog ak waa Fass ak 100% parcelle ñun bu ñu xasee ba fay suñu ay frais d'organisation fële ci CNG am na loo xam ne ci seen ay responsabilité la nekk waaw ça veut pas dire que nag dañuy dem toog foofu ni yàgg-yàggaaral lu waay neex def déedéet boobu làmbu Abdou Fall bokku ci donc ñun promoteurs yi dinañ jël suñu ay matuwaay ba suñu événement kenn du ko yàq waaw association baa ngi nii toog di déglu ñu ngi leneen toog première loge dinañ jël seen ay matuwaay n'empêche CNG mi nga xam ne dañ koy fay frais d'organisation mu am comité d'organisation moom itam xam na lamb bi dayoo bi fan la toll te xam na ni lamb bi fan la jëm donc je pense que ni l'équipe de Alioune Sarr ne ménagera aucun effort pour la réussite de cet événement. Je vous remercie. jërëjëf doyen Mbaye Ngoné Fall. bismillahi barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim maa ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp di nuyu mbokki internet yi di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi bokk ci structure PAP bu production muy Pape Abdou Fall di nuyu Mamadou Ibra Kane ndax sama doomu nijaay joo xam ne moom laay wax sama jabar ñu koy Astou Fall mu nekkoon Sud FM Saint-Louis di magu Jeemati Fall papam bokk ak sama yaay benn baay moo ma njëkk a boole ak Mamadou Ibra Kane ba muy ngénte ca Patte d'Oie Astou Fall ma nga Paris francophonie wax ma qualité yi nekk ci Mamadou Ibra Kane wax ma lépp ci moom ki nga xam ne mooy DJ Box su ngeen demee ba Caaroy Géej ña ngeen dégg ñu koy wax Dior Carré maam Dior Carré moomu mooy maamu DJ Box mii mu dëkk cité des enseignants kii aw ma lu ma koy poser question ndax ñoom ñaar ñëpp dama leen a xam am koo xam ne daf maa teg am nattu ci làmb mu tax ba guddi réeru ma am koo xam ne man maa ko yar bala moo tëdd dina wax ak man kon aw ma lu ma leen di poser tout ce qui est clair n'a pas besoin d'explication kii man naa ko yar mook Abou Ndiassé ñooy ànd je suis le père de Kouli Faye numéro 2 kii dafa taxaw bàyyi ma doon jóge États-Unis ñëw na ma kaay ñu dem ma door Papa Sow mu daanu ma ne ko acca nan dem ñu ñëw ñu taxaw ñoom ñaar signature de contrat Papa Sow ne ko dinaa dox sa kaw dinaa la duma dinaa la daan ma ne ko dalee nax mu ne ma loolu lay xaar ñu dem mu taxaw di ko xaar Papa Sow di ko nelawal di ko nelawal di ko nelawal ba mu perdre connaissance ñu song ko te yëgu ko daan ko mais kon soo taxawee ne ma ba question kii ban question laa koy posé kii soo bëggee sax ma wax la kii daan lu tax ma la koy wax soo bëggee ma wax la kii daan kii combat ak Baye Mandione Ngagne Diagne moo ko njëkk a taxawal ci plateau 2STV ma ne ko Ngagne Diagne looy def nii mu ne ma fii combat mën na fee taxaw Bathie Seras ak Modou Lo taxaw ñu génn Baye Mandione saaga ko ne ko soo ma jéemee dëkk suñu génnee ma duma la ñu génn ma ne ko digga bëre ak moom ndax Ngagne Diagne togg na combat bi ba pare mooy combat kii lu ma koy laaj kii lan laay wax ci moom kii lan laa mën a wax ci moom combat bi du woon bii de kii la woon ak Ama Baldé yow laay waxal le jeune journaliste kii la woon ak Ama Baldé mais xanaa kuy jàpp jiit doo faale jàmm Ama Baldé moo daan Papa Sow kii toppan Ama Baldé di ko sëkkatal xanaa xamoo ne avance Ama Baldé ak Tapha Tine moom nañ jox Papa Sow ak Siteu xamuloo loolu gëstuwaatal làmb Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu Birigal maa ngi lay nuyu fii nag lay déggee Pape Abdou Fall waaye su demee diggante Ndiandaxum mu dem diggante Kulingi Jaan ak Konjaka mu dem diggante Kër Cheikh Marouba foofa moom du fa dégg Pape Abdou Fall Birigal la fay dégg wala pas allemand mi ngi nii waaw dafa mënoon a football am doole ci biir Tivaouane moom Pape Abdou Fall dafa mënoon a football maa ngi nuyu bu baax du jàngee ko mi nga xam ne day sol dàllam di defar rek def na ba président des amateurs gi génn ci loxoom nit ñi dawaat dabu ji ko amateurs yi daal ne yëf yi na ngeen xam ne du jàngee ko la moo tax jël ko joxaat ko maa ngi lay gërëm la sant baax Mamadou Ibra Kane maa ngi lay nuyu baax Pape Abdou Fall maa ngi lay nuyu baax yéen ñaar nag na nga teey bu baax de Siteu kii na nga teey bu baax guddi bukki la dàq ko taxul mu génn sa gétt yi muy def yëpp day simile ak di nooyal mais su arbitre bi sifflé bunt bu mu jaar rek lay wut
na nga teey bu baax a baax a baax yow Papa Sow moom mii fi mu ne la daloon Balla Gaye moo ko dal fi mu ne yaakaar ne ku mu gis moo la mën ñam na MMA te MMA sport la boo xam ne tout est permis MMA ñeme woo koo def MMA lu nekk c'est risqué te ñam na MMA kon il est très dangereux na nga sóor bu baax xaaral lu nekk ngi ci MMA di nga mat di nga gajj di nga wéq di nga def lu nekk te ragalul dara mi ngi nii ngeen tey baax